Groupe Futurs Médias ki nga xamante ne ji moo di xalif général des Layènes di Baye Ablaye Thiaw Laye ak tiis yi nga xamante ne ji du man sax ne gàlle na ci ndoddul axlu laay waaye dafa gàlle ci ndoddal diine gàlle ci ndoddal réewum Sénégal mu di ay doomam yoo xamante ne ji dañoo wuy ji yàlla sunu borom ci turu Groupe Futurs Médias ci sama kaddu ñi ngi ko koy jaale di ko jaale njaboot gi di ko masaw bu baax a baax moom jàmbaari l'islam jooje di Baye Ablaye Thiaw Laye bon parenthèse la bu ñu tijji woon rek léegi nag ñu yegg si ci suñu gan Mamadou Diop Decroix honorable député maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mouhamed. bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw ginnaaw ma sant yàlla bu baax julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam maa ngi jaal comme ni nga ko defee Baye Ablaye Thiaw xalif général Layène ci suba dem naa fa jaale ji voilà tase d'ailleurs ak délégation Cheikh Mountakha xalif général Touba. di ko jaale itam jullit yëpp ak sénégalais yëpp mu ngoog di nuyu itam di leen gërëm di leen sant ci dalal bi ngeen ma dalal ci seen ëtt bi profito ci itam nag di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan ci TFM ci Déclic tey jii góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ci Sénégal ak ñi ci bitim réew. ñu nit mbégte lañ am tey di la remercier ci wuy si bi bon Futurs Médias moom du sa doo fi gan sa kër la yéen nañ la fi xaaju guddi ci Déclic ngeen nga wax ak invité bi fi woon di Talla Sylla donc loolu fi la ma fekk mbégte la ñu am ma bàyyi la ak sama gars yi tey moom arbitre taxawaay arbitre lay taxawee ndax non seulement dama ko sopp mais dañu bokk tur donc du ma mën a bokk ci débat bi te infériorité supériorité numérique lay bañ li Seydou Gueye doon wax gars yi yéen a ngoog honorable député Mamadou Diop Decroix ngoog Pape Djibril xanaa kon ñu tàmbaleek tolluwaay réew mi ñu gis ni fi mu ne nii immigration clandestine bi mi ngi jolliwaat bu baax a baax ndaw ñi nga xam ni dañuy préféré jël gaal wuti Barça yemale kook dem Barsaq fi mu ne nii lan nga jàpp ni moom la ñu war a def ba loolu dakk ak lan nga jàpp ni fi mu ne nii foofu lañ toll ba mu mel na mu meloon atam bi ngeen fi nekk ak Ablaye Wade. jërëjëf Macoumba laaj boobu daal mën naa ne tey lépp lu ñu fi waxtaane rek laaj boobu ëmb na ko ndaw ñi ñooy dem ñan ñooy dem ñi ëpp jom daanaka ñooy dem. ay déet waay honorable waaw ñi ëpp jom ñi fi desit am nañu jom di. waaw ña ngay waaj ña ngay waaj dañoo amagut poset dem. buñ koy am di dem Sénégal ndaw ñëpp am jom daanaka li gën a garaaw ci dem bi mooy ñàkk yaakaar ju tas parce que àddina lu mu tolluwaay lu mu metti su dee yaakaar a nga fa yaakaar de mooy ëpp doole mettiwaayu tolluwaay ba waaye bu yaakaar toxoo moom dara desu fa pour man loolu moo gën a metti ci sama xol ci vraiment dem bi parce que ça veut dire que ils n'ont plus espoir amatuñu daal yaakaar loolu la ñu war a jëkk régler ci réew mi évidemment dafay firi itam tolluwaayu koom-koom bi firi tolluwaayu coono yi nit ñi firi li muy firi daal lépp lay firi ma kumba kon nag noonu laa ko jàngate en tout cas am na benn rapport bu ñu ne génn na pour organisation internationale du travail ñi ngi wax ne rapport bi amul mais ñi ngi wax que ne 48% ou même plus de taux de chômage au Sénégal maanaam Sénégal moo jël 3e place ci wàllu chômage gannaaw Burkina Faso ak beneen réew ñoom contesté nañ ko nee nañu eggul ci 48% expliqué nañu 48% yi lan moo ko wund mais yem nañu ci ne on est à 16 virgule de taux de chômage ce qui veut dire que bi Wade di dem on était à 10%. ça veut dire que ñoom bu ñu egsee kon 500 000 emplois yi nga xam ne diggoon nañ ko askan wi ça veut dire que kon xëy na yegg si wuñ ca moo tax 16% 10% yi tegu na parce que la preuve mooy que xale yaa ngi dem seen yoon te nee nga ñeneen ak ñeneen dinañ dem xëy na dañoo gisagul yoon wi jafe-jafe yi nga xamante ne diggoon nañu askan wi pour jëlee ko fi dafa mel ni dafa gën a tar. waaw loolu moom
lu am na wàllu liggéey foofu it ba tey dama ciy profité di wax ne nun li nuy jàng ci école yi yu mag yi université école supérieure ak yooyu ci ñaare di ko jànge ci école yi tubaab yi ñu di ko jàng aussi ci ñoom seeni schéma ak yu mel noonu ñaare day waroo ak sunu réew yi ni mu tëdde ni muy doxe bu ko defee boo bëggee jël jumtukaay yooyee natte ko réew mi ni muy doxeek fi mu toll da ngay juum ndax chômage dañ koy am luñ koy tekki maanaam koo xam ne da doon liggéey ñàkk liggéeyam koo xam ne am na métier di wut liggéey nekk sur le marché du travail koo xam ne te xëy na toll na ci liggéey war a liggéey yooyu yëpp soo ko boolee bëgg koo atte te ni ko tubaab bi di atte doo ci génn loolu moo tax même 48% bi ñuy wax bu fekkee dañu ko appliquer ci tubaab bi ni ñuy doxale mën na koo ëpp parce que Sénégal boo ko seetloo secteur formel bi moderne bariwut ñi ci nekk damay bañ a joxe ay chiffres di juum ak yu mel mais dafa néew li ci ëpp mi ngi ci informel bi entreprise yi fi nekk Sénégal sénégalais di liggéey 99 peut-être pour cent ci informel bi la ñu nekk informel bi amuñu capacité am ci marché public yi daaw jéeg xaw ma toll woon na ci juróom-ñaar téeméeri milliards ak lu topp mais li ci informel bi am bariwut parce que pour nga am ci il faut nga am nekk ci banque bi formalisé ñu xam la di la et cetera duñ ci mën a am kon ñan ñoo koy am waa bitim réew xam nga bërki démb ci le 29 septembre bi président Macky Sall defee rencontre conseil présidentiel ci plan bu bees bi mu ne moom lay yëkkati Serigne Mboup jël na fa kaddu mooy président chambre de commerce nee na ko am na 3000 milliards yoo xam ne ay marché yu nu rëcc nun Sénégal yoo xam ne mën nañu koo liggéey du loo xam ne dañu koo mënta liggéey ñu jox ko ay jàmbur déedéet mën nañu koo liggéey waaye xëy na yeneen a tax ay jàmbur jël ko ay ñetti junni milliards 3000 milliards kooku c'est 20% ci suñu PIB kooku bu desoon kon xëy na ma kumba gars yi duñu song mbëkk mi jël gaal yi mais man fi nga xam ni peut-être dégguma bu baax ni nga waxee mooy bi nga ne ñi ëpp fit ñooy dem wala ñi gën a doon jàmbaar est-ce que nekkoo di leen kañ ñaax leen ngir ñu gën a yabu ci yoon yi te loolu du sa cër non dama ko jàngat rek joxe guma man sama xalaat dama koo jàngat maanaam képp ko fi mu ne koo xale boo gis amut xëy yaayam a ngay laqar ci nu mu mën a demee du caagee nu ne leen dem leen ndax foofa baax na non mais ñoom xam nañu la fa ne non mais xam nga li xaw a doy waar xam nañu ko de mais li xaw a doy waar mooy comme li ma Kumba di wax bu déggee nga ne ñi am jom ñooy dem ah ku fi toog danaan xëy na man ci yaafu si laa bokk est-ce que foofu tamit honorable defoo tuuti maa ngi la ciy gërëm day tax ma mën a leeral très bien li ma bëgg a wax maanaam damaa bëgg a wax ne ñi dem dañoo bëgg a tekki waaye ñi demut te amuñu fu ñu téye waaye demuñu jàpp naa ne dañu ko mën a but mooy li nga wax yaakaar a tas maanaam ndaw ñi amatul yaakaar moo ëpp boobu moom voilà jàngat bi ëpp solo ci laaj bi defe naa mooy yaakaar ji toxu loolu moo ci ëpp solo te donc leader politique koo xam ne da nga fas yéene su ko Sénégalais yi nangoo nga doxal réew mi kooku war na laa tere nelaw nooy fexe ba yaakaar dellu siwaat ci ndaw ñi ba lu mu metti ñu toog mën a soppi réew mi parce que yàlla du wàcc di ko soppil boppam. avant Pape Djibril Binta dafa am fu mu ko interpellé dégguma mu tontu ci mooy nee na Wade bi mu fiy jógee waxoon na ne 10% taux de chômage ci la toll ñi fi nekk ñoom nee nañu 16 virgule te rapport bi ñu am 48 et quelque la wax
président Macky Sall bi muy ñëw diggee woon su ma juumul 500000 emplois ou 5000 emplois. 500000 emplois. écart boobu am fekk fi 10% léegi ne mi ngi ci 16% ba noppi am ñu fi diggee woon xanaa politique de l'emploi moom yow ci sa gis-gis dafa doxul. waaw xam nga politique de l'emploi non àddina ni muy doxee. ak Sénégal ni muy doxee lépp loo natt ci côté yooyu da nga koy wékk ci économie buy dox. économie su doxul mënoo am 500000 emplois su doxul mënoo c'est moo tax d'ailleurs daal di ne dinaa créer 500000 emplois loolu xeluwut économiquement parlant xeluwut yow li nga war a toppatoo mooy nooy fexe ba machine économique bi di fonctionner di dox su doxee rek mën naa ëpp sax 500000. secteur privé bu am solo secteur privé national bu am doole. oui xoolal 3000 milliards yi. Serigne Mboup doon wax 3000 milliards su desoon ci réew mi les PME PMI yor ko di ko doxal ñaata emploi la. du jeex du xaaj léegi loolu tamit la problématique de l'emploi bu fekkee ne taxaw nañ ci. c'est vrai c'est-à-dire que muy régime bi fi jógee muy bi fi nekk nii yëpp kenn ku ci nekk loolu moo nekkoon sa combat bi gën a mag muy régler question chômage bi wàññi ko bu baax ndax réew yëpp la sonal mais secteur privé national bu fort boobu dafa mel ni régime. bi fi président Abdoulaye Wade yoroon jafe-jafe yi mu ci amoon dafa mel ni yu ni toll wala yu ko raw la ci président Macky Sall am fan la difficulté bi nekk ba mënuñu am secteur privé national boo xamante ne dina am doole ba mën a résorber gabu chômage bi. alors option gouvernement c'est-à-dire am na ay lacunes ci secteur privé national mais loolu état moo war a dimbali. secteur privé national accompagner ko ba lacune yooyu jóge fi non ñun danoo war a am fayda ci suñu bopp man nekkoon naa ministre du commerce ñaari yoon nekk naa ko jóge fa ab àddina bi am nu mu bindoo président Wade woowaat ma nekkaat commerce xam naa bu baax ni mu demee waa organisation mondiale du commerce xamoon nañ ma fa lool boo demee APE les accords de partenariat économique avec l'Union européenne xamoon nañ ma fa lool européens yi ak américains yi li ñuy subventionné seeni production surtout agriculture kenn xamut nu mu toll 2004-5 bi ma nekkee ministre du commerce États-Unis 20 000 cotonculteurs la ñu amoon maanaam ñaar fukki junniy nit yuy yëngu ci wëttéen nun amoon nañu Afrique bi bay coton amoon nañu fukki million ak juróomi million yi nit yuy yëngu ci wëttéen américains yi ci moomu at jox nañu ci seeni baykatu wëttéen ñeenti 4 milliards de dollars boo ko compté moo doon ci booba jamono 20 000 milliards de francs CFA pour 20 000 cotonculteurs ñun fii suñu 15 millions yi ci boobu année ak subvention boobu tax na ba nu perte 450 millions de dollars lu tax parce que bu fekkee ne yow boo bayee comme Amérique mën naa ne junniy tonnes yi xëy na jox naa la ci peut-être 100 millions 200 millions nga xam ne yow même boo jaayee 100 francs génn nga ci ndax subvention bi nun mënuñu ko ndax mënunoo kiy jaay kiy bay wëtteen kenn subventionné wu ko maanaam gungewuñu ko dooleeluñ ko daal ah dooleeluñ ko kon bu ngeen ñëwee jaay ci marché bi yow doo jarle kële mooy jarle parce que day daane prix bi ma yeggale président Wade daf ne Bush mais président Bush yéen seen subvention yi lée bàyyi leen ko ci wëtteen wi Bush ne ko président Wade yow dafa war naa ne sama xarit nga bu ma bàyyee subvention yi ñu daane ma dégg nga wax ji européens yi bu ma la waxoon jàppatuma chiffre bi lu ñuy fay ku yar nag at mu ne bopp nag bu ne lañ la cay jox kenn xamut nu mu toll su ko defee bu ñu ñëwee ci marché yàpp ci àddina bi man bu ma jaayee 2 téeméer parce que mënumaa jaayee lu ko yées yow nga jaayee téeméer
sa yàpp la ñuy jënd. ay di lox ndawal waaye monsieur le ministre. waaw sa ndawal. yaa ngi fi wax lu dëgër boobu ba léegi. jaayeen bi mu ngoog ndawal. waaw. ak feneen ak foo dem rek noonu la mel moo tax man dama bokk ci ñi contre li ñu naan libre échange parce que c'est pas du libre échange dañ naan free trade libre échange mais c'est pas fair trade maanaam commerce équitable loolu moo nu gaañ donc soo bëggee régler problème mu Sénégal ci économie bi nga koy jaare fexe ba mu jóg économie bi li koy yëkkati agriculture a koy yëkkati. fu ñu ci toll keroog dama ne sama benn xarit économiste lu ma ne oui mais man déglu naa la waaye man industrialisation la mais non dafa am li tubaab di wax dialectique gars yi dañu ko dul jàng dialectique maanaam mbir yi ni ñu likkaloo parce que mbay lépp industrie la ci mbay parce que machine u mbay xoolal ba fii mu ne sama gars yi ci àll bi soo demee man damaa yore tool damay bay illeer nga fay fekk daba ak machine ji yooyu nga xam ne Fabar yi waaye mu ngoog moo fa ne loo ko tuddee Fabar waaw kay mu ngoog alors mais loolu naka nga ciy génne doo ci génn mais jënd nañ 1000 tracteurs nag monsieur le ministre non alors problème feeru Falémé mooy indi mécanisation de l'agriculture da ngay jël feeru Falémé transformer ko defar ci ay machines adaptées parce que machines yu ñu jëndee Brésil boo amul dara ku amul ndey nàmp maam waaye li gën mooy nga jël defar machine yoo xam day méngoo ak sa suuf li nga ci mën a defar du jeex du xaaj nga mécaniser agriculture ndox mi mbënd mi mu ngo réew moo xam ne ñetti weer ñeent la ñuy bay ci at mi te bëgg a du ñu jëggaani mënta ne donc ndox moomu la ñu war a lijjanti boo demee réew mu ñu naa Chine mën naa toog ñaari at xëy na du taw te dañuy bay parce que lu toq ci asamaan si dinañ ko exploité taataan denc ko lu tax mënuñu ko mën nañu ko nanu dem ci réew yi koy def jàng nañu koy defee ñëw fii di ko fi def bu nu suñu baykat yi bu ñu mënoon at mu ne ñu bay ci fukki weer mbaa fukki weer ak ñaar loolu rek waxuma nga yokk machines yi waxuma nga defar semence yi bu baax waxuma intrants yi nga régler ko loolu rek soo ko defee di nga ful revenu paysan maanaam li ñuy am par at di nga ko ful au moins ñetti yoon waxatuma laa nag su dee ne indi nga mécanisation bi indi conservation parce que mbay mi daanaka dinañ perte 30% ci récolte yi parce que amul conservation kooku il faut ñu régler ko ak yeneen day gudd waaw man li ma bëgg a wax mooy xam nga d'habitude dañuy gis ne difficulté bi mooy discours yi day am solo trop ci wàllu ci ni ñu koy waxee day jàppandi trop gis nga président Macky Sall chaque jour ñu génne laat ko discours am yi bi mu nekk opposant doon na wax ne sax du yoon essence bi jaar fii dem ba Mali gën a yomb foofu te ba mënul gën a yomb fii nga xamante ni ak yeneen gisoon nañ aussi ci niveau de vie coût de la vie bi ni ñu ci waxee woon gis nañu tamit ne bokk na ci li nga xamante ni mbas mi jàngale na ko mooy secteur yu stratégique yooyu nga tudd muy pêche muy napp gi gis nga coow li ci am actuellement muy agriculture bi gis nga tamit coow li ci am chaque année problème entre machinerie bi ak semence yi gis nga problème bi nga xamante ni tamit am na ci élevage bi ak un budget boo xamante ni très dérisoire bu fekkee ne am nga ay ambition yu mag alors que ñooñu mën nañoo dimbali ci emploi bi léegi man kay sama problème mooy wax nga ko léegi option ak négociation c'est-à-dire lan moo tax wax bi di gën a yomb jëf bi lan moo tax bu ñu ñëwee au pouvoir du ñu mën a sekki jéego jëm ci définitivement parce que loolu boo xoolee li tax ma koy laaj mooy 1968 ba ngay am sa taxawaay yu am solo yooyu daanaka bokkoon na ci combat yi nga yëkkati ni tey ñu koy poser sur la table booba am na réew yoo xamante ni ñoo ngi doon poser sur la table la question de l'industrialisation et ils ont su industrialiser ba jóge nañ étape boobu. absolument ñun lan moo tax on n'y arrive pas. waaw góore waay lu am solo nga wax nga laaj sunu problème bon parce que laaj bi daa bari laaj ci biir. moo tax mu am solo. waaw daa bari laaj parce que bu njëkk bi yaa ngi
laaj nit ki ndax lu tax wax ji buñ ko wax buñ ko dee wax mu jóg bu jëf jotee mu am mu tële. problème loolu nga jëkk a laajte fokk ma tontu ci tontu li du yomb parce que wax moom de toute façon moo gën a yomb jëf donc moom mais kii waxit fokk ñu seet ban maanaam fu mu féete fu mu far parce que attention addina bi foo ci dem ay intérêt mooy tampalikoo du ay jëmm ay intérêt mooy tampalikoo ci addina bi alors intérêt yooyu nag léeg-léeg ñu ne bon Makumba mi war na noo mën a jàppale voilà su Makumba jàllee jàppale leen suñu nun Afrique fii ñaare c'est très compliqué pour koo xam ne amoo ay ñu ne ci ginnaaw dëgër pour nga mën a dem parce que xaalis comme ni ma koy waxee du caageenu sax nga yor ko di ko distribuer comme ni ko ñii di defee clientèle parce que kooku it beneen aspect la ci mbir mi ñu bari jàpp nañ ne parti politique écurie la Fass kii nangam et cetera voilà bu ko defee clientèle ngay yor di mën a faj soxla yi di kii ak yooyu duñ la laaj loo nar a def ci réew mi waaw ki ma dimbali bërki démb aw ma lu ma añee la pauvreté et la démocratie un gros problème alors donc yooyu mais en même temps da lay xaw a soril léegi ma dikk ci nee nga pêche bi agriculture mooy secteur primaire sànq dama ne moo war a nekk yaaxu ciiriir colonne vertébrale bi war a yóbbu économie soo ay 2013 ou 14 Éthiopie mi ngi woon ci maanaam agriculture li muy peese ci PIB maanaam alal ji meññ at ba at ma dellu si agriculture mi ngi woon 47% ci Éthiopie Burkina gii mi ngi woon ci 27 ou 30% booba jamono Sénégal mi ngi ci 15%. doo ci mën a